def concours pour dugg école des arts def 3 ans de ñii di liggéey ci wàllu culture pour état bi néew loolu ci wàllu lim déficit structurel ñu koy taxawalee ay des collectivités territoriales ñu koy taxawalee ay HCCT ay conseil économique social yëpp c'est pour wax ne kon ñu multi dañoo jiital waxtaan saay bu ngeen ñu gisee ñu déposé terel yenn saay ñu koy autorisé ñuy marche diggante place de l'Obélisque ak RTS saay bu ngeen gisee loolu dafa fekk ne dañoo bind ba sonn dafa waxtaan la ñu jiital bu ñu amee waxtaan toog ak sénégalais yi rawatina ñi nga xam ne ñu faydal ko fulal ko faydal ko mooy xam ne loolu mooy priorité bi et priorité bi wala naka ngay fexee ba sax fi waaye priorité bi mooy song dëggantaan njaay jafe-jafe askan bi dab bànneexu askan bi dab tedd nga askan bi rawatina ñi nga xam ne moo tax ñu am mbégte loolu bu ñu bindee kilifa yi ñenn ñi di ñu recevoir te ñu bokk ci réew mi ñu mën a dem waxtaan ak kilifa diine yi ñu mën a dem waxtaan ak kilifa aada yi ñu mën a dem waxtaan itam ak ñu ngi lay dalal fii ci màkkaanu Front Multilutte Doyna ci màkkaanu xam nañ ne sa emploi du temps chargé na loolu et dañ la ko wax jéemoo ci sax xalaat da nga nangu wax ñu mooy sa waxtu kon ñu ngi lay gërëm di la sant au nom de tous les membres du teewaay bi liggéeykat yi ci loxo askan wi ñu ko doon saytul seen bopp ci anam bu mucc ayib réforme boobu dafa fokk doon forage yi jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy ay opérateurs privés yu ci mel ni Aquatec ay canadiens ay doxandem ñëw pour tonni yóbbu ñongaluñu ndox bi ñongaluñu saytuwin bi ñongaluñu forage yi li ñu def kay moo gën a yées mooy yokk ndox bi yenn saa yi sax doo am ndox jël bénéfice yi di tonn di yóbbu di nga fi fekk itam ay collectif yoo xam wala ay organisation yoo xam ne ay liggéeykat yoo xam ne dañoo kuréelu waa ABS aéroport bis liggéeykatu Birage Doré waa Excelec waa Sigelec les 55 travailleurs licenciés de la GCO Eramet ñuy saytu zircon bi fële ca jogo ak ñoom seen lii kon mooy li nga xam ne moom mooy Front Multilutte Doyna ndaxte dañoo jàpp ne li kenn mën ñaar ko dàq et que suñuy collectif yi bu ñu boolantee bu ñu àndee seen yuuxu ci lay gën a am riir seen jafe-jafe ci lay gën a fës ci lay gën a feeñ et bu ñu góorgóorloo yàlla mën nañu jàppale ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk réew mi dinañ gën a fulal suñu ay jafe-jafe lii la ñu waxoon ne dina am solo ñu wax ko fii ànd seeg suñu mbokk Moustapha Diakhaté ñun nag waa Front Multilutte li ñu wax mooy tey jii nii priorité Sénégal nekkul ay suppression des villes priorité Sénégal mooy naka la ñuy fexe ba faagaagal les délinquants fonciers les voyous fonciers les bandits fonciers yi nga xam ne ñooy aaki moo suufu askan wi priorité Sénégal nekkul ci suppression des villes waaye naka la ñuy fexe ba supprimer li nga xam ne moom mooy les démolitions de maisons ñu ngi nekk ci jamono mbas ba tax ñu ngi sax tere manifestation yi waa naka nga mun a nekk ci jamono mbas ngay tere manifestation bi ñu naan sax xëy na dinañ dem ci couvre-feu wala état d'urgence
ba pare ngay toj ay kër di dàq ay sénégalais di leen di jeter à la rue comme des malpropres. dañoo jàpp ne priorité bi tey mooy naka la ñuy fexee ba supprimer les accaparements fonciers, naka la ñuy fexee ba supprimer les spoliations foncières, naka la ñuy fexee ba doo déggati diw sàcc na suufu jàmbur, diw toj na këru jàmbur. et ñuy profiter ci occasion bi pour interpeller quand même waa DSCOS ñi nga xam ne ñooy joxe autorisation ëlbatiku ak autorisation de construire ba pare quelques mois ou quelques années après ñu ñëw ak seeni gendarme di toj ay kër. nous pensons que dafa am système boo xam ne mooy favoriser la mafia foncière dans ce pays-là. priorité bi du ay suppression de ville ak du ay dialogue politicien ak mais priorité bi mooy naka la ñuy fexee ba ñu jeexal xayma bi nga xam ne moom la ñu war a xayma coppite bi ñu indi ci saytu winu forage yi nga xam dañ ko jëlee ci loxo askan wi jox ko ay opérateur privé. priorité bi mooy naka la ñuy jëlee forage yi delloo ko askan wi même bu fekkee dañ leen di encadrer dañ leen di ñaak dañ leen di topp dañ leen di dooleel dañuy setantal seen saytu wi. priorité bi mooy naka la ñuy fexe ba recrutement yaa ma neex ci fonction publique recrutement yaa ma neex ci société nationale yu mel ni Sénélec mu jeex tàkk. mu jeex tàkk mënuñu ne bi tey mi nekk Kaolack Sénélec daf ko war a jëfandikoo ngir mu recruter waa Kaolack ñu ne Benoît Sambou mi nekk Casamance poste bi ñu ko jox c'est pour mu recruter waa Casamance mënul nekk loolu du réew. te mu am ay ndaw góor ak jigéen yoo xam ne ñu ngi fi ñu former leen ñu tàggat leen ñu am seen ñu jël leen fa ne leen fa ñukk mais ni yekk bu naqari jël ñeneen ñoo xam ne d'accord amuñu sax diplôme. bu ñu la ñuy fexe ba violation dans les entreprises violation du droit du travail ci bërëbu liggéeykaay yi salfaañee sañ-sañu liggéeykat ñu koy amal ay weeru payoor yenn saa ay at ñu koy dàq ci anam yoo xam ne teguñu ko fenn. état du Sénégal jël ay dogal ne ci jamono mbas waruñu dàq benn liggéeykat ay patron voyou di jalgati loolu état du Sénégal toog di seetaan. coronavirus am na de waaye patronavirus am na. coronavirus am na de waaye corona suuf am na te lii mooy priorité bi. bu dee dañoo war a wax ci acte 3 de la décentralisation priorité bi c'est pas la suppression des villes mais naka la ñuy defee système boo xam ne des collectivités locales à l'administration déconcentrée à kii moom suufu jàmbur toj këru jàmbur dootul amati. gis nañ ne nag président de la république dafa mel ni dafay làkkatu ci ginnaaw mbas mi ngir tere collectif yii xeex ci wàllu suuf collectif yii xeex ngir Aquatech dégagé collectif yii xeex ngir jot seen bopp ci seen bërëbu liggéeykaay collectif yii xeex contre les recrutements dafa mel ni président de la république dafa bëgg a làkkatu ci ginnaaw mbas mi pour museler leen ne leen mut ne leen du ngeen wax du ngeen manifester. ñu ngi ñaawlu loolu ba fu ñaawlu yem ñun nag waa Front Multilutte kenn mënuñu teree wax ndaxte depuis 2016 waa ABS jotuñu payoor depuis 35 mois waa Sigelec jotuñu payoor loolu ku mu doyul ci ne mbir mi métti na dara dootu la doy et donc bu ñu moytuwulee ñu ngi lancer un appel au peuple sénégalais à tous les démocrates bu ñu moytuwulee ci désobéissance civile lañ jëm bu ñu moytuwulee ci désobéissance civile lañ jëm ndaxte mënoo ñu ne am nga sa métit doo ko fi naxarlu doo ko joytu doo ko fi manifester ba pare ñu ne la toogal fa loolu mënul continuer
te ñu gis ne fii ci Sénégal am na ay jàngoro yoo xam ne ci benn weer li ñuy rey moo ëpp foofu li mbas mi rey ba léegi te jàngoro yooyu indi wuñu benn mesure particulière mbëkk mi rek li mu rey mënoo ko méngaleeg li nga xam ne moom la mbas mi rey mais ngir saafara mbëkk mi mais foog fu ñuy béy fu ñuy sàmm et donc doomu béykat mu ngi ci gaal gi boo jaayee suñu géej ay bateau doxandeem mais suñu nappkat yi dañuy jël gaal gi bu dee ci entreprise yi les patrons voyous lu leen neex la ñuy def mais c'est normal que liggéeykat yi wala seeni doom jël gaal yi pour dem fi nga xam ne moom mooy bitim réew ndaxte amatuñu benn yaakaar seen yaakaar tas na ci li nga xam ne moom mooy maanaam état du Sénégal moom mooy nguuru Sénégal lii mooy li nga xam ne moom la ñu bëggoon wax tey lii mooy li nga xam ne moom la ñu bëggoon waxtaanee ak suñu mbokk Moustapha Diakhaté lii mooy suñu métit lii mooy suñu naxar lii la ñuy joytu guddeeg bëccëg et que nag mënuñu continuer dégg naa ne nañ président Macky Sall dafa bëgg a soppi naka la ñuy fexee ba décréter état d'urgence ak état de siège foog naa ne dara warul ko lu dul suñu collectif yi naka la ñuy fexee ba ñépp ne muut duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg bu ñu bëggee jàmm yomb na mooy nañu delloo forage yi béykat yi bu ñu bëggee jàmm yomb na nañu régler jafe-jafe liggéeykat yi bu ñu bëggee jàmm nañu jox liggéey suñu ndaw yi bu ñu bëggee jàmm yomb na mooy nañu saafara jafe-jafe suuf yi nañu saafara jafe-jafe kër yi nga xam ne ay doomu Sénégal dajale ay ñaar fukki at yow état amoo programme joxoo leen kër ñoom ñu dajale ñaar fukki at seen alal tabax ay kër yow nga ñëw toj ko ci benn bés ci benn fan ñenn ñoo xam ne dañoo toj seen kër joxuñu leen sax sommation moo tax ñu ngi interpellé waat état du Sénégal gouvernement du Sénégal waa DSCOS naka ngeen mu ne nangu ñuy toj ay kër te amul sax sommation wala li xew ci suñu mbokk li nekk ca Kaolack ci wetu aérodrome bi ñu jox leen sommation mardi alxames ñu toj seen kër mi kawoon waaw mooy aérodrome bi nekk ca Kaolack kawoon extension ñu toj seen kër te ñaari fan lañ leen jox waa kunun sax joxuñu leen sommation lii mooy jafe-jafe yi lii mooy ñu taxawal foofu doy na fan yii di ñëw dinañ am ay programme yoo xam ne dinañ wane suñu bopp ndaxte lii mënuñu ko toog di ko noppi di ko muñ lii métti na te kat ñun duñu ñaaw ba pare ñàkk fayda duñ ñu noot ba pare ñu toog ne pat ñu toog ne tekk ñuy lancer un appel à tous les citoyens sénégalais à tous les démocrates kilifa diine yépp bàyyiwuñu kenn leader d'opinion yépp bàyyiwuñu kenn xeex bii seen xeex la ndaxte lii mooy askanu Sénégal tey mooy jafe-jafe yii ñu fi lim ak yeneen yoo xam ne buñ ko fi naroon lim kenn du fi jóge te lii foog ñu jóg si képp kuy parti politique lii war nga ci wax képp kuy syndicat centrale syndicale lii war nga si jóg képp kuy mouvement lii war nga si wax